ok nuyuwaat naa leen comme ni ma koy defee saa su ne fii ci info réew mi xam nga ne man saa yu ma jàkkaarloo ak yéen sama xol day daal di neex damay daal di firi daal di xappi tey nag damaa dalal benn ndaanaan boo xamante ne macha allah mën na li muy def kenn dootu ko présenté ndax nee naa famille bi mu bokk rek waxatuma loolu moom rek doy na carte d'identité ci biir musique sénégalaise bi kooku mooy kan ñu ne doomu PA bi kookoy kan ñu ne Demba Guissé démb dama lay daal di nuyu bàyyi la nga nuyu ak sa soppe yi lay suivre à travers info réew mi. salaamaaleykum Fatima maa ngi lay ziar. Dello ziar. di nuyu waa info réew mi yëpp di nuyu waa Sénégal naan leen kontaan na vraiment ci invitation tey. dañuy daal di dugg nag ci waxtaan bi Demba Guissé ñu bëgg xam Demba Guissé say début ñu gis nga bokkoon benn concours à Sanga ñu gis la tamit nga bokkoon ci benn concours buñ naan xeex si bureau ñu bëgg nga ñëw tuuti say début yooyu parce que xeex si bureau sax su ma fàttalikuwee dañ ne woon dafa am album buñ lay defaral ak yooyu loo yooyu nu mu demee woon ak sa début. bon man yàlla dafa dogal buñ may xam d'abord ci ay concours la woon avant single yàlla dogal ma concours bu ma bokk rek yàlla def ma nekk meilleur chanteur boobu nag yàgg na peut-être 2005 ba tey 2006 ba tey maa ngi si 2005 ak 6 laa doon démarré ay Oscar de vacances ak ay yeneen i concours yàlla dama dogal bu ma ci bokk rek man maay nekk meilleur chanteur maa ko gagné donc loolu la yàlla dogaloon jaarale moon ci yooyu quoi mooy xeex si bureau mooy Oscar de vacances mooy yeneen ak yeneen triple XL ak yeneen. tas ñu ñëw tuuti ci concours yi xeex si bureau est-ce que album boobu jotoon na génn wala nu mu demee noonu parce que dañu gis ne remporté nga ko mais ba léegi album topp ci daal. bon xam nga comme peut-être album moo doxul woon moo taxoon après mujjuñu ko woon def bon mais quand même dama mujjoon ne que peut-être yoon bi gudd na. album bi dina ñëw demee. album tey moo ñëw ak si ni tey mu nekk suma premier album. Demba Guissé ñu dégg toujours dañuy naan yow sa diggante ak artistes yi nekk Parcelles rataxul am na sax benn artiste boo xamante ne bëgguma cité turam dégg naa bu ñëwee soirée bu duggee yow doo yëg da ngay ñib. dégg naa boo ko fekkee biir Parcelles tamit programme bu mën a doon doo leen jaaroo taal sa diggante ak artiste Parcelles yi loo ñu ci mën a wax tamit ak loo ñu ci mën dégg naa nag dangaa bëri histoire sama Pendo dafa bëri histoire. Pendo moom daa bëri histoire moom. te bëri histoire am yëpp kenn du tooñ kenn moom. day takk ba dëgër daal Pendo boo ko ñaanee mu may la waaye boo ko tooñee doo nelaw. Baadu. waaw moom dégg naa nag dangaa bëri histoire. non man boo ma xoolee nii xam ne man nit jàmm laa yaa ñuy wax rek affaire artiste Parcelles et tout ça man artiste Parcelles yi fi nekk yëpp suma rakk lañu. te rakk la ñuy nekk ci man rakk la ñuy nekk ci man tey rakk la ñuy nekk ci man suba. aw ma xaar ma yàlla déjà aw ma fa concurrence quoi concurrence mooy ñoo tollool quoi. sumay rakk lañu seen mag laa. te jox nañ ma cër boobu noonu donc c'est ça mais aw ma fa benn xaar ma yàlla ak yooyu quoi. lu tax artistes yi nekk Parcelles bu ñu wootee yow doo dem Demba Guissé ñu bëri dañ naan du wuy ji ay nawle artiste am lu waral loolu. effectivement dëgg la ku nekk ak sa ni ngay liggéeyee te léegi aar bi dafa xaw a doy waar dama ci dugg pour mu rafet dama ci dugg bégal sama fans waaye dama ko bëgg également. ndax sama amour ci affaire bi mais dugguma ci pour ay defanteeg ay. non tey jii dañu gis benn sa artistes yu bëri dañuy woote ay grand théâtre ñu woote ay Parcelles ay woote fa daal di def seeni anniversaire ak seeni soirée yow duñ la fa gis yow doo wuy ji say nawle artiste. non barewul lu may dem te pourtant damay wuyu peut-être yu mënta ñàkk. wala Demba star la moo tax du wuyu ji. damay star nekk gu ma noonu nekk gu ma star moi juste que. yàlla dafa maa dimbali daal dama bëri trop lu may toog canaliser wu liggéey suma liggéey donc je pense que bokk na ci gàllaaj bi gën a baax. ngay yemale say tànk yemale fu nekk ngay dem. yàlla dimbali na ma ci loolu. mais ça ne veut pas dire que ne dama leen affaire star ak yooyu star amul ci affaire boobu quoi. donc juste su may rakk lañu. su may rakk lañu. Demba Guissé ñu gis la nga doon def ay single yu bari lool ngay tegle ay single dafa woon album ba nii lu waral loolu Demba. waaw xam nga lu jot rek yomb moo tax album bi jot 2018 bi yomb waaye bi ma ko waroon def yàgg na lool sax
yàgg naa am ay. loo waraloon xaar bu yàgg bi lan la woon problème mu da nga amoon problème mu production wala da nga amoon problème mu xaalis pour def album wala lan la ñu gis ne da nga tegle single yu bëri depuis démb gisee ba nga fëlee ba léegi 1000 single ñëw na gisaguñu woon album bi. waaw c'est normal xam nga bon bu ma nekkee di way xam ni kat ni pour l'instant single moo jot pour mu génn da doon génn boobu période mu yàlla dogalee ni album bi fii la war a génne mu génne ko benn instant aussi que album li koy génnee di lu ndaw album boo ko bëggee génnee doo ko def album falaa yi salaamaaleykum maaleykum salaam génne naa album déedéet amoon naa proposition wu kaay ma produire la mais su ma gisee ni yow ki nga produire woon ma gis ci ay affaires yoo xamante ni que doy ma. waaye tey jii Ibrahima mën naa ko produire te Cheikh dàq ko waaye xam nga production tey jii mi ngi dépendre ci nit ki. non xam nga déggoo ma de maanaam tey soo ma produire. mais bëgg production du fay nga studio bi rek jeex na. production dafa am avant pendant ak après. dama doon xaar que juste que un jour viendra dina am. peut-être ni koo xamante ni dañoo àndal man ak moom liggéey parce que man production nit bu ko def sax ak man du ma croiser le bras seetaan lépp. donc tey su ma gisee ni produire nga diw defar nga si production bi fay nga studio bi après dem nga croiser le bras du ma arrangé damay bëgg ñu àndandoo liggéey kooku clip ba booba jàll. ñu continuer waat donc yàlla dogal ma am sama benn xarit Mbaye Ngom donc vraiment mu ñëw def production bi. def ci xaalisam ànd ak man aussi que ñu ànd ci man ak moom di ko liggéey ba affaire bi di avance toll fii. donc loolu laa xaar mooy li may wax rek lu jot yomb moo tax mu yomb tey. ma ñëwaat tamit ci benn sortie boo def bu yàggul nga am ngay kaas naan animateurs yi boo leen fayu du ñu teg sa son ba nga cité ci benn organe de presse bu ñu naan Zik FM nga ne ñoom duñ teg sa son ba amoon Pendo def ay sortie ngeen def ay sortie loolu nu mu demee ñu gis tamit foofu am na benn lu ñu seetlu ñun mooy maanaam sa vidéo bëriwul lu mu fay jàll yow ak Pendo loolu ban problème nga am ak animateur Zik FM ak Sen TV. musuma wax animateur Zik FM lenn dañ ma laaj lu tax Alima Ndione ak Cheikh Sarr duñ la teg. ñoom ñaar ñëpp Sen TV lañ ne groupe des médias lañ ne. d'accord xam nga man lu ma wax tey rek bu ma ko laajatee suba ma wax la ko. ma waxoon ko sama naa ko waxaat tey. Alima suma xarit la. Cheikh Sarr suma xarit la. mosuñoo seq wax bu ñaaw. biñ ma laajee lu tax duñ teg say morceau ci seen sélection. ma ne loolu de boo leen ko boo leen invité Alima wala Cheikh Sarr. nga laaj leen waaye sama diggante ñoom vraiment rafet na. Alima moom suma kii la suma kal la. parce que dañ ñu ngi. mooy sa buur kii Alima Ndione séeréer bu bari wax laa koy ñaar Alima Ndione séeréer bu naay Alima Ndione séeréer bu bari wax. sama xarit la ma koy nuyu au passage quoi juste que bi ñu ma laajee lu tax duñ teg say morceau ci seen kii ma ne man xaw ma. peut-être ku nekk. est-ce que tamit soo génnee single wala nga génne clip di nga ko fa yóbbu. gisee maa bu yóbbu naa ko ba ci kaw Alima Ndione peut-être mu may seetaan Cheikh Sarr mu may seetaan yóbbu naa ko ba ci kaw. ba ci kaw ñu teg ko nii man ak ñoom ñu déglu ko. peut-être aussi rythme boobu moo bokkuloon ci sélection bi ñu doon teg ça je pense ça mais quand même su ma diggante ni mu rafet na kii Alima même single bi nii barki dem ñu wax téléphone. ma ne ko xaw ma foo mën na ci àdduna. single maa la koy indil boo ko teggul moom ni laay def. mais parce que suma xarit la quoi moom suma xarit la et tout donc ma leen di nuyu au passage quoi mais man du ma kii du ma wax yooyu kii du ma adressé ay nit dara quoi xam nga àdduna moom ak amul solo. dëgg la dëkk Sénégal Ndiaye lañ nekk. dëkk wax Ndiaye moo tax nag info réew mi comme fi la lépp di leeree. oui. ñu jàllaat ci beneen diggante muy sa diggante ak Wally Seck nee nañ single bu bees bi musique da nga ko rendre hommage rek parce que waayaale nga ñëpp dégg naa daal Pape Diouf mooy sa xarit ragal a fekk nag day xaja dama ne woon dégg naa nag doo leen jaaroo taal dama ne woon foo leen fekkante yéen ñaar day daal di tàng dama ne woon dootuma tontu ci affaire waaw tey Fatima nga jàkkaarloo te info mi comme la toujours dama ne woon fii la lépp di leeree dama ne woon dootuma tontu ci affaire yooyu parce que c'est pas intéressant Pape Diouf suma mag la Wally suma xarit la suma morom la mais vraiment sama diggante ak Wally xam naa sax nu may mujj def. dem seeti ko ñi def benn duo bu extraordinaire bu ko defee ñu bàyyi wax ji.
parce que man déjà man Wally dama ko déglu lu bari sama oto. dama koy déglu à tout moment sincèrement te vraiment macha allah bu génnee dara àddina bëgg ko xam nga ko jeunesse bi àndal rek moom fi ñu toll nii moom waa da nga xam ni yàlla defal na la jàmm papa si sama mag la mais vraiment y a rien entre man ak artiste yi man ñu sama xarit la ñu ko xam waaw dama koy seeti xaar ma ñëw léegi parce que dama lay daal di booleeg Cheikh Diop léegi mu daal di ànd ak yow non ngeen dem seeti ko je pense que ci album bi symphonie xaw ma symphonie bi xam naa ni il faut ma xool ci benn morceau bi ma ci neex ma reprendre ko. parce que déglu naa album bi jënd naa ko. incha allah maa yaasin mooy sa biige maar nuyu nañ ko au passage. ñu ñëw nag ci album bi ñu gis la sa présentation album ñu gis ci Tange Tandian gis ci Guissé Pène gis ci Fallou Dieng. sa diggante ak ñooñu. bon Tange Tandian moom ma yar suma mag la. ñoo dend kër depuis ma nekk xale ba tey. ma màgg. moo koy waxee kenn mu ngi koy wax ci conférence de presse bi suñu kër bi ñu dëkk. Tange moo ko tabax. raax def tout. parce que maa ngi koy wax naan Tange du lii rek ay métier quoi. tey jii bu presse bi bu ñu ne woon léegi presse moom non presse Sénégal non presse. Tange jël turel bi ak peel bi. ba dellu ci maçon. waay. ba doo leen ñu ko fa yóbbul leen ñu ko foofu Tange Tandian. non naka bëri histoire nuyu naa la dafa non Tange moom sama mag la sama xarit la aussi guerrier la vraiment parce que boo xoolee parcours am aussi que fu mu jaaree. ba nekk tey Tange bi Sénégal àddina xam donc nga xam ni jàmbaar la quoi. macha allah au passage quoi. Guissé Pène sama papa la suma xarit la suma conseil la tey jii lu bare dem ba gis ñu ngi ko ciy dégg ci côté musique ak benn niveau bi Guissé Pène loxo mu ngi ci biiram muy lu musta wax te ma leeral loolu tey suma père la suma xarit la. ñu gis album 15 titres gis nga duo ci ak Dame Sène gis nga duo ci ak Baaba Maal gis nga rendre ci hommage yu bëri mais gisuñu ci yow ak Pendo ngeen def ci duo. waaw bon Pendo dañuy préparé beneen affaire man ak moom parce que boo xoolee namoon naa leen dañoo gëj a gisee lool man maa ko aw même yu bare ci musique bi ñoo ci liggéeyandoo. parce que man ak moom tey bu indee morceau tey balaa morceau bi di génn dañ ci waxtaan ñu xool naka lañ ko tegee tout ça donc li ñu soxla woon ci kër dañ ko joxoon Yacine Mboup ak beneen femme Marietou ak yooyu ñu defal ñu ko Pendo ci beneen projet lay def ak moom man ak moom te incha allah léegi mu ñëw. sa diggante ak Baaba Maal ñu gis ne donc da nga ànd ak moom benn morceau duo ci biir album bi nga wayaat ko daal di ko rendre hommage sa diggante ak Baaba Maal. Baaba Maal moom sama papa la sama xarit la parce que su ma mënul sax def morceau yëpp def ko morceau titre yëpp tudd Baaba Maal dama koy def. ndaw lu rëy lu mës a am Sénégal. suma papa la suma xarit la donc suma conseil la aussi diggante nit ak doomam la. donc loolu moo waral que kii parce que mënuma sax expliquer détails yi fii la nii parce que diggante mag sama papa ak moom la woon d'abord mu ñëw encore féddali kóllëre boobu di ko eggali muy sama diggante ak moom ñu ne suma idole sama xarit vraiment. ma jël les titres phares mën naa ko tuddee les titres phares de l'album 15e étage muy musique ñu gis nga rendre ci hommage ndaanaan ñu bëri ñi nga xamante ne kenn déggatu leen ñu bëri nga dugal leen ci ay ñoom may ga macha allah. musique titre bi. musique bi boo ko déggee xam nga musique dafa universelle. boo xoolee def naa ci ay nit yu raar yu ñu gëj gis trop léegi ci Sénégal. c'est pour fàttali ko war indiwaat musique. ndax boo gisee am na laay ñu ñëwoon xam nga ci samp. daanaka ngelaw sapulaar doomu ñaareel ay dégg ñoom ok sénégalais yi bëggoon nañ leen namoon nañ leen vraiment Mamadou May ko aussi ñu koy nuyu au passage aussi ak ay grand yi fi nekkoon ay Mbender bi nga xam te moom mu ngi fii à côté donc ñoom ñëpp ku si nekk pour juste rek wan nekk musique bi benn la aw ma xaaral ma yàlla ak kenn pour rek gars yi wax ne que peut-être ne dama favoriser wala dama bàyyi moo tax sa boolewuma ci Baaba Maal ndax moom Baaba Maal morceau à part la ci biir album bi mais quand même musique bi li muy njëkk a tekki rek mooy que di wane ni musique sénégalaise benn la mbooloo mooy doole jàmm lañ séq ak ñëpp moo tax su ma jógee fii rek dal fii su ma jógee ci Mayga dem ci Nder dem ci Père Ismaël Lo dem ci Almender après dem ci Waly dem ci Pape Diouf parce que musique bi benn la ñoo ko bokk. moo tax macha allah benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar. ñu ñëw tamit ci beneen morceau boo xamante ne
foo dugg léegi xale jigéen ñi ñu ngi koy jël snap def ko seen yëf muy fiir mu nekk man tam titre boo xamante ne macha allah man sama titre la man personnellement. waaw morceau titre bi morceau boobu ak titre bi mooy fiir moom ku ne xam na ni dafa xew lu ne am na fi di jóge ci fiir problème bu ne am na fi surtout jamono bi nii. bokk aussi morceau bu ma neex lool composant bi neex ma lool ni ñu ko composé. donc yàlla dogal nag. mu nekk morceau bu ma choisir ba pare man. pour tëggaat ko ci album bi. parce que njëkkoon naa def fiir mais bii fiir moo dàq sax bi ci nekkoon quoi parce que yeneen ak yeneen da nga koy remarqué ci biir album bi. jéem pourquoi fiir loo dund la wala. te gis nañ ne way nga ko ñaari yoon. ñëpp dañ koy dund Fatima parce que ku bëgg ku ne di nga fiir. maa ngi koy wax ci morceau bi ku bëgg dina fiir ku bëgg ku ne mën di nga fiir mais quand même bu ëppee wóorul. parce que mooy indi des fois. ñu koy waxee tout récemment ñu ngi gis fii ay nit bu taal. jëkkëram ak yu mel noonu nit di def yoo xamante ni sax am sax yoo xamante doo ko sax mën a bëgg sax wax ci émission yi. mais quand même fiir moom bu ëpp moom li mu lay yóbbee vraiment day dem sax ba après du mujj jariñoo ki taxoon ngay fiir. donc yàlla incha allah musal. ñàkk yaay bi tamit nekk un titre phare de l'album. waaye def ma ni sa doom ok boobu dama ko defoon 2010 2009 2010 ok. boobu Sénégal ñu gis ne say morceau yi nga xamante ne da nga ko defoon da nga ko indiwaat bu ci mel ni fiir bu ci mel ni ñàkk yaay. jàmm ok. parce que xam nga tax mooy que nit ñi dañ koy bëgg te man ñu ma yàgg a topp ne ma dama gis sa morceau bay dama ko bëgg trop mu mën a ku nekk man la mu ngi YouTube ou bien mu ngi fay xam su ko mu jël ko benn ou ñaari morceau si yooyu ma defoon def ko ci album bi que nga xamante ni képp comme album bi di nga am sama morceau lu ma mës a woy ci morceau yu génnoon di nga ci dem. benn moo ci bokkul muy Oscar de vacances bi te bon donc loolu morceau émission la woon. donc moo tax def ma ko ci mais quand même ñu ma ko laaj aussi bari na trop. macha allah te quand même am na yeneen morceau yu desoon xam nga ni 15 titres la. 15 titres waaw macha allah muy lu raar nag lu gëj a am. album 15 titres. ci premier album aussi. am na yeneen morceau yu si waroon a dem. waaye dama ne bu ñu ko defee day nekk 17e étage. loolu laa doon bañ nag même 15. ah macha allah 15e étage rek da macha allah daal dina wuyu turam. ñu ñëw tamit ci liggéey bi. maanaam ñu gis ne am na ay titres yu bees mais titres yi nga defoon nga indi ñàkk bind bi la ñàkk inspiration la wala bind bi la wala lan la lu tax nga indiwaat sa album bu njëkk bi sa album yi maanaam sa single yu njëkk bi nga jël ko def ko ci 15e étage est-ce que waroo woon indi lu bees vu que Demba Guissé mosul génne album. boo xoolee 11 titres yëpp ay morceaux yu bees la. waaw ku def fukki morceau ak benn nekk ay morceaux yu bees nga bind ko ba mu jeex xam nga ni 3 morceaux mbaa 4 morceaux mun laa jaaxal. te ku ma xam daf maa xamoon ci ay binduwaay. waaw li manqué léegi ci xale yi mooy binduwaay. waaw ñu baree bari yaakaar nañ ne ambiance bi mooy téye kii bi. des fois rappeurs dañuy xas dañuy woowee ay musique à jeter ay ñoom Simon. Simon ma koy siyaar moom mi doon wax mbalax dee na te xamul ni rab bi moom moo njëkk a dee. macha allah moo njëkk a dee moos donc tey ku bind loolu. donc lii mun laa jaaxal. te man samay morceau yàlla dogal na ni que boo ko dégloo que nga nekk responsable da ngay xam ne kat lii du morceau ay mbalak maan ak yooyu ay morceau yoo xamante ni si teg di def ay affaire yoo xamante ni. dëgg la ndax dañ ne sax way bu diglewul yeetewul ay naxi neen parce que man ay buzz yóbbuwuma boo di gisee. may way gis naa wayu buzz ci laa doon ñëw wayu buzz démb loo dund la parce que man toujours damay posé wu question boobu. dafa naan buzz. loo dund la wala loo gëm la wala loo gis moom aar bi noonu lay doxee wala lan la. xam nga buzz du durée waaw buzz en carrière ko ëpp solo. waaw am na peut-être ay artistes buzz te buzz dañ koy jaarale ñu dégg leen am problème. mais boo xoolee tey boo jëlee exemple ci Youssou Ndour. nekk na fi ba niveau bi mu toll. di dox ci ay buzz. Baaba Maal nekk na fi. ba niveau fu mu toll papa aussi Ismaël papa Thione Seck papa Omar Pène et tout ku si nekk bu ñu xew di doxal ba fii ñu toll nii buzz mosul nekk seen affaire internet yi sax daawul nekk seen affaire yi ñu jaaral seen affaire pour que ñu dégg leen ñu doon woy bind tegal la lu extraordinaire nga gis ko xool léegi la YouTube bi xew léegi la vidéo yi xew léegi buzz dafa yomb buzz daal dafa xew sax nag. man da ngay toog léegi da ngay gis des fois léegi ñëpp am chaîne YouTube. yow am nga ko kenn xam nga jékki-jékki rek waaw gars yi aimé ma page def nii allo waaw def nii
bind waaw wax sa affaire après tas na si di reprendre et tout léegi mu wër àdduna nga génn xoggali ko et tout ça dafa facile. Demba Guissé say projet lan la da ngay topp promotion album 15e étage parce que l'émission tire bientôt à sa fin lu neex du doy ñu ñëw tamit ndax Demba Guissé am na boîte boo xamante ne wala ci lan la nekk loo xamante ne ay fansam dinañ ko fa fekk dañ ko fa mën di fekk. basé wu ma ci benn boîte juste damay def tour jouer ci boîte yëpp comme ni ko artiste defee. ñaareelu chose bi que mooy sumay projet mooy que 15e étage baa nekk nii muy suma album. premier album de 15 titres. maa ngi su ma fa jógee Sorano laa jëm le 1er février incha allah dans un mois. incha allah muy suma 3e édition. dinaa ci woo waa Inférieur mu ñëw jàkkaarloo ma ak ñoom. ak ñoo mën bés. moo fii la xibaar yi di leer di fese. déggal li fi la xale yi jonga may ne fi la émission yu baax di jàllee fi la émission yu wér di jàllee fi la caméraman yi nga xam ne ñooy filmer lu baax fii lañ nekk. boo ñu woowee nga xam ne ñoo mën bés. te ay nombre de vues am ëpp na. macha allah tubaarkàlla koo koy njaay sooda. donc loolu la ñu kontaan vraiment ma kontaan ci loolu aussi di remercier fans yi ak ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñoo ñu seetaan na. 15e étage ndax prévoir nga dem ci dëkk yi ndax bëgg nga ndax yaa ngi prévoir tey ji dem ci dëkk yi dem comme ay Saint-Louis tournée pourquoi pas ndax yaa ngi préparé. tournée après 1er février. incha allah Saint-Louis laa jógee nii de. macha allah ni nga ma gisee ni xam yaa ngi lim te yàlla la ko tax wax Saint-Louis laa jógee nii. yóbbaale woon Ouzin Keita aussi sama rakk jooju. macha allah Ouzin maa ngi ko fi xaar bientôt incha allah ok dinaa la booleeg moom mu ñëw sax mu bëggee suba. ok léegi juste pour wax la maa ngi préparé suma Sorano bu ma fa jógee. après ma soog a def tournée régionale bu mu fa jógee dem sous région bu mu fa jógee soog a dem Europe comme ni ñu ko doon defee suñu yeneen projet c'est comme single mu doon génn ngay def ay tournée waxatuma la ak album génn donc diaspora ñu ngi may xaar Sénégal gii ñu ngi may xaar et xam naa ni bu ñëwee dañu gis ni que indil naan 15e étage te ma wax la dara album 15e étage bi album bu mel ni dina yéex a génn Sénégal bi macha allah lu garaaw laa expliqué xam nga nit des fois bu woyee dara ba pare ne la neex na mën nga yaakaar ni parce que moo ko woy mais album bi dina yéex a génn Sénégal. macha allah ñun ñëpp apprécié nañ ko melomaan ñëpp apprécié nañ ko. démb dañ lay daal di bàyyi nga tàggatoo ak say fans di la bàyyi nga tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñoo lay bëggee à travers Infos Rewmi. merci beaucoup samay xarit sumay fans sumay papa sumay yaay sumay nijaay et tout sumay jigéen ma lay remercier Fatima. tey du ma la wax dara sax parce que sama jabar Fatima la tudd ma koy nuyu donc di leen kontaane Infos Rewmi ca kanam yàlla na jàmm yàlla. Fatima ba fiiru rek ba Fatima moomul morceau bi. Fatima moom morceau bi Fatima dafa fiir ba doo comprendre mais quand même ce qui est l'essentiel bi mooy xam boo amee boo ko xam dafa réglé man yàlla dogal na dama réglé donc ci bon man Fatima rek donc. dégg nga loolu ok donc. waaw ñeneen ñi duñu mer. non amul ñeneen parce que je suis fidèle suma soxna. suma xarit yàlla la fal cat yaay bébé Baba maa ngi koy nuyu. yaay Mouhamed aussi. yaay Mouhamed waa déggal loolu. ndeysaan. dañuy daal di nag tàggatoo l'émission tire à sa fin ñu daal di gërëm Demba Guissé mi nga xamante ne moom lañ dalaloon tey macha allah mu yombalal ñu liggéey bi di sant nag ki nga xamante ne lépp maanaam moo ko coordonné Fatima lan la am muy solo ñëw rek daal di toog muy Cheikh Diop nee naa la yow du ma la sant du ma la gërëm dama lay bàyyi ak yàlla suñu borom Ibrahima Bari tamit sama xaritu xol boo bëgg Fatima lool aw ma fayam gërëm nag ki nga xamante ne moom nee naa du ma taay di wax ci moom muy Cundemba Yacine Sargor Alpha mi ci Balakos yaayu Bamba yaayu mama yaayu Anta yaayu wëli yaayu Ndeela macha allah dama koy daal di sant rek gërëma ci ko di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ak feneen fi ñu koy defee fii ci Infos Rewmi comme nee naa la du ay foote du ay caaxaan ñun rek la.